suñu gan niñ leen ko doon waxee sànq Cheikh Mbow la Cheikh Mbow moom moo jiite COSYDEP mu ab organisation bu yëngatu ci wàllum njàng mi ak njàngale mi fexe ba mu gën a ñoŋ ñu ngi lay nuyu di la ziar Cheikh Mbow di la dalal jàmm. ñoo ngi leen di ziar bu baax soxna Ndata di nuyu toute l'équipe de Info TFM Info noonu la Info Matin di leen nuyu di nuyu aussi askan wi ñu seetaan yëpp di ñaan borom bi leeral xel yi ba lépp lu ñu fi wax mu jariñ askan wi. amiin amiin incha allah merci beaucoup jërëjëf Cheikh Mbow. Chérif gis nañ ni fan yi ay jafe-jafe dooraat na ci wàllum njàng mi dañ lay bàyyi rek nga commencé waxtaan bi foofu Chérif. waaw li ko waral mooy syndicat enseignants yi dañoo jàpp ne gouvernement bi lam siife woon ak ñoom ba tax ñu bàyyi woon grève bi delluwaat ci daara yi dañ cee delluwaat ginnaaw jëm kon ci indemnité yi ak lañ ci teq ci wàllu fiscalité. tey jii sax am na ndaje moo xamante ne war na am ci après-midi bi ngir waxtaan amaat seen biir ñoom ñu ngi déroulé seen 10e plan d'action Cheikh boo sàgganul sax éducation physique du am ci examen ndax tey lañ ko jàppoon suba le 1er juin mais professeur éducation physique ñoom it nee nañ duñ dem tànk lii leeralul ko yéen a nekkoon seede bi ñuy xaatim lu nu mel kan moo nekk ci dëgg. 11e plan d'action peut-être pour corriger. boo ñu ko mayee aussi ñu profité ci. jaale Sénégal suñu tout tànk yooyu nga xam ni ñun ñoo fi wàññeekoo ci Tivaouane. di leen jaale aussi yéen ñaari suñu xarit yoo xam ne xamoon na leen bu baax muy Ndaté ak Ndiaye. di jaan borom bi mu yóbbu leen ci àjjana yu gën a kawe. jërëjëf waaw léegi coow li mooy lan mooy waral coow li. li waral coow li lan la jur li mu jur nan la ñu war a jàkkaarloog moom ñun ñetti laaj yooyu la suñu xel dem bu ñu woowee dem. coow li jàpp nañu li ko waral mooy ñu fàttali ni ay jàngalekat la yoo xam ni ñoo ngi liggéeyal nguur gi. ñu jàpp ni ñu leen di toppatoowee. dafa wuuteeg ñi ñuy topp ñi ñuy traité yeneen agents yi. ñu ne woon kon war nañoo fexe ba jooyanti ba ñoom ñëpp ñu mën ci gis seen bopp mooy question équité. gouvernement bi def gëstu wane ni effectivement ni ñuy traité ay ndawam yëpp àndul ak yem waay et donc mu waroon ko corriger ci biir correction bi ñoom ñu leen def une entrée. par approche sectorielle maanaam da doon dugg ci biir njàng beeg njàngale bi seet nan lañ koy jooyante comme ni ñu ko defee ci santé bi ñu duggee si njàng beeg njàngale bi première rencontre bi nekk diggante gouvernement bi ak syndicat yi gouvernement bi ne syndicat yi lan ngeen ñuy proposé syndicat yi ne leen déedéet yéen a ñu yilif yéen a war a wax si le gouvernement bi ñëwaatee ci deuxième rencontre bi def proposition bu njëkk mooy ne lépp lu jëm ci dëkkuwaay yi dootuma ci teg l'impôt gouvernement moo ko proposé on se rappelle même am na syndicat boo xam ne d'accord ci woon bi ci topp mooy lu jëm ci indemnité yi dinaa ko xoolaat jëm koo defaraat ba mu gën a baax yenn yi ma yokk ko loolu aussi proposition la bu jóge ci gouvernement bi ñee def amendement mais ñoo ngi fàttali ni jàngalekat yi benn question rek la noonu laaj gouvernement bi ci biir waxtaan bi mooy li nga xam ne moom nga ñuy jox dañoo bëgg bu nekkee dem ngeen ba def seen impôt ngeen segg impôt yi ngeen wax ñu ñaata mooy dugg suñu poche. parce que ñun duñu fiscaliste. liggéeyuñu finance donc dañoo bëgg ngeen wax ñu lañ mooy ci dugg. question bu leer boobu aussi tontu bu leer la am. ndax gouvernement bi da doon tontu ne ko lii ñu leen jox ci tableau bi wan leen ko. moom mooy li nga xam ni bu ñu génnee l'impôt yëpp moom mooy li ci des. ñu teg ko nag ci loolu ñu tuddee minimum maximum parce que jàngalekat yëpp xam nga tolloowuñu situation. même bu ñu bokkee grade. dana am lu ñu wuute kii mën naa gën a yàgg kii am njaboot bu gën a yaatu extra donc situation du day wuute. minimum maximum nag xam nga sénégalais xam nañu ko. ndax boo jëlee même ces histoires de. parrainage xam nañ ci lan mooy minimum. bi gën a néew ba gën a kawe. bi gën a kawe bi gën a néew ñaata la ak bi gën a kawe ci gàtt. day des ci kii bu ne. day des ci corps bu ne. corps bu ne donc ñoom ñu juboo ci loolu tam mën nañ koo seede. leneen li nga xam ne juboo nañ ko mooy dañ ne cette fois-ci puisque accords yi passé amoon na premier ministre moom moo ko doon toppatoo bi yoon nañu fexe ba teg sur place li ñu tuddee benn comité de suivi boo xam ni. xam nañ ni lii ñu bëgg a def xëy na mën na am jafe-jafe ci buñ ci eggee mais boo amee jafe-jafe nañ fa sotti jafe-jafe yi ñu xool ko jàngat ko buñ ko jàngatee maintenant ñu apporter les corrections qu'il faut donc loolu mooy li nga xam ni mooy li xew tey loolu nag lan la jur li mu jur comme ni ñu wax mooy benn bi engagement yi pare rek sénégalais yëpp a tàccu ne bi yoon nag lii véritablement c'est des accords historiques li nguur gi def nekk de loo xam ne lu rëy la du ñëpp nangu ñëpp it ñoo tàccu parce que gis nañ ni élèves yi ak parents yi nga xam ni jaaxle woon nañ. léegi amaat nañ espoir. mais boo seetloo jàngalekat yi boo demoon ci l'école yi ci établissement yi gis nga leen ñu amaat motivation. ba sax askan bi di leen tooñ daal leen xëy na jàngalekat yu góor yi dañoo ut ñaareel. donc véritablement amoon na beneen espoir bu mu juróom. ñu jàpp nag ni espoir boobu dafa nekk loo xam ni warul nekk loo xam dafay naax say. loolu donc mooy lenn ci li nga xam ni jur na ko. mais malheureusement
bi ñu toogee ñoom nee nañ vers le 15 du mois di laajte seeni salaire wan nañ leen ni li fa nekk tolloo nag li ñu waxoon. seen xel dal 10 jours après ñu ngi dem e-solde génnee seeni salaire bulletin gis ni li leen waxoon ni mooy net bu ñu génnee impôt yëpp bu war a feeñ seen biir gafa nekkatu fa. ñu ne kon nag léegi problème am na si la ñu alerté ñëw si ñun. wax ñu ko. ngeen constaté ngeen loolu yéen. waaw bien sûr bi ñu ñëwee. ñun xam nga duñu yem ci benn wax parce que bi ñu ñëwee dañ leen laaj ay bulletins ñu wan ñu. ñu gis effectivement que net yi boo xoolee nit mu yow Chérif li nga fayeekoon avril ñu comparé ko li ñu la ne moom lañ lay fay fin du mois de mai. nga def différence bi net bi du dugg ci biir. borne yooyu. donc li ëpp si li ñu gis loolu la mais yemuñu ci loolu ñun. dañ ne du ñu déglu kese benn baat moo tax ñu bokk si ñu mujjee wax yow mi woo nga ma lu bëri. maa ngi jégalu sax maa ngi lay jégalu. yoo xam ne mënuñu woon tontu. parce que dañu waroon déglu aussi beneen partie bi. jàppoon nañu xëy na gouvernement bu defee sorti dina nangu ne moo xam dañ la ko justifier am na problème technique wala leneen ak leneen mais kat li jàngalekat yi wax dëgg la kon danañ dem ci comité de suivi pour jooyantu. mais Abdoulaye Daouda Diallo il parle d'incompréhension lui. waaw waxul woon loolu donc bi mu waxul loolu nag si lañ defee ñun suñu sorti pour nag ne wax dëgg yàlla ñun duñu ay seede yoo xam ne ay meuble lañ te dañu war a wax ak suñu àqulaay taala et donc loolu moo ñu indil ñu leeral loolu ñu leeral di wax dëgg yàlla daal gouvernement bi moo indi proposition. moo nekkul ci dëgg. gouvernement bi daal wax dëgg yàlla moom moo war a fexe ba jàngalekat yëpp nekk ci biir borne yi minima ak maximum et je crois que tey peut-être que am nañ ci yaakaar yaa ngi annoncé rencontre bi am tey si ngoon. am nañ ci yaakaar parce que gouvernement bi déglu nañ ñun seere yi te jàpp nañ ni war nañoo gëm ni ñun en tout cas ñi fa nekkoon une 50aine de personnes koo ci interroger woon tey jii ak sa micro da nga jàpp ni ñun ñëpp juboo woon ci ni tableau bi ñu tegoon. wane minima ak maxa yi moo doon tableau bi nga xam ni moom moo ñu Cheikh Mbow man li ma bëgg a laajte mooy ndax gouvernement bi dafa doxal tayef ci lii nii ndax ñoom comme waxtaan nañu ba juboo ba noppi ñoom ñu ñëw def leneen ba noppi taxawaat ci kanamu askan wi jàkkaarloog ñoom naan leen dafa am ay malentendu ndax finalement yëf yi du tayef. waaw xam nga ñun sax du direct ci ay posture jugé ak accusation mais constat la ñu def constat bi daal mooy li nga xam ni diggawoon nañ ko jàngalekat defuñu ko loolu mooy premier constat bi lan moo ko waral xëy na tey puisque ay nitu xel lañ bu ñu dajee si ngoon danañ expliquer lan moo ko waral parce que heure bi jàpp naa ni gouvernement yi parce que ñun weekend bi yëpp nelawuñu tooguñu ñoo ngi dem di gisanteeg ay membre gouvernement waa syndicat yi di wax comme bonne volonté parce que liggéey bi yëpp xam nga liggéey suuf la maintenant ci biir liggéey boobu da ngay seetlu ni gouvernement bi bu ñu waxee ba wax rek jàpp nañ ni xam nañ aujourd'hui que ni li ñu waxante woon table bi ñu joxe woon ñoom respecté wuñ ko maintenant la moo nekk ci ginnaaw est-ce que problème te li nekk ci ginnaaw ñoom ñoo ko xam mais l'essentiel mooy yow mi nga xam ni kilifa nga te nga bëgg système éducatif bi am dal pendant longtemps jàppoon nañ ni bu ñu doxee woon ni ñu ko waxee dana am dal boo xam ne danañ ko ci mën am yaakaar yow ak man danañ wax syndicat yi na rek wax dëgg yàlla bi yoon nguur gi góorgóorlu na nañu fexe ba système éducatif bi dal pendant un bon moment benn ñaar doon na tax ba suñu jàngalekat gën a motivé wu te bu ñu motivé wu bénéfice bi pour ñun ko si def mooy xale yi dañ seen tàggat léegi dana gën a baax et résultats yi dana mën a gën beneen bi mooy ñàkk wóolute bi am ci diggante jàngalekat ak gouvernement te mu yàgg li ko waral mooy chaque fois boo waxee bu gouvernement waxee syndicat du ko gëm bu syndicat ne man dinaa pacifier gouvernement du ko gëm donc wóolute bi dana mën a recréer waat ba mu amaat confiance entre nous donc ay bénéfice kese la que ñu jëmmal li nga xam ni évidemment waxoon nañ ko ak waxante woon nañ ko jàngalekat yi. monsieur Mbow dàq ki nga xamante ne en tout cas réaménagement bi ci kaw direction de la solde avec le départ de Charles VI ñu bëri ci fonctionnaires yi ñu ngi koy ñaawlu parce que il était quand même on ne tarissait pas d'éloge vis-à-vis de cette personne-là est-ce que justement yaa ngi wax sànq xëy na am na lu nekk ci ginnaaw est-ce que justement amul benn impact décision boobu noonu de réaménager les fonctions au sein de la direction de la solde. waaw décision boobu tey na xel pour dire vrai tey na xel parce que Charles moom moo accompagné woon processus bi ba fi ñu toll. c'est ça donc man su ma doon gouvernement man su nekkoon man maa nekk ci gouvernement même bu fekkee ne am na lu tax ma war ko fay jëlee dana nekk après première échéance mais moom mi ko sombi woon dina gunge mbir mi ba ñu dem ci échéance au moins ñu doog a seen dax xaw ma lan lañ mën a jotee seen biir parce que xaw ma ko ñu mën seet na lañ ko sotti mais décision boobu effectivement tey na xel parce que ñëpp aussi wax dëgg yàlla jàngalekat yi li ñuy bëri tàngat yëpp yàgg nañoo wax ni Charles mii véritablement liggéeyam moo ngi koy def liggéey bu normal i solde si moom la jógee avec moom c'est transparent ku ko bëgg ku ko woo da nga koy jot loolu yàgg nañ ko seede ñun ñu koy fekkee donc décision boobu effectivement bokk na si li nga xam ne tey na xel mais bon au-delà certainement que loolu aussi dana am réponse tey ci comme xamuñu lu tax ñu jëlee ko fa tamit mënuñ cee sori. xëy na ay kilifa voilà donc ñoom ñoo xam mais dama ne man su ma doon gouvernement
ki nga xam ni moom moo tàggat mbir ba mu toll fi mu toll dinaa ko bàyyi au point de première échéance mais li tax ñu ko jëlee ko fa moom xam nga loolu du suma responsabilité ñoom ñoo ko xam mais xëy na tey si ngoon loolu tam danañ ko leer. mais tey jii kon jàpp nañ ni syndicat yi ñoom ñoo nekk ci seen i dëgg te tey jii année scolaire bi ñu ngi ci njeexital bi su demee ba mu am ay problème ci examen yi le seul responsable ce sera l'État du Sénégal. mais bien sûr parce que xam nga contexte bi benn nee nga yaa ngi si dernier trimestre ñetti weer yi mujj pour école bi tëj muy trimestre boo xam ne trimestre jeexal njàngat bi la. xam nga ni yow si première vague grève bi ñàkkoon nga 300 heures. sur 1270 yi ñu prévoir donc amatuloo droit ñàkk ay heures benn. ñetti weer yu mujj yi aussi c'est la ñuy def évaluation yi. te ñëpp xam nañ lan mooy CFE certificat sa premier diplôme. bi la gën a feccloo BFM. baccalauréat donc ci période bi la ñu ko war a def. et loolu boo koy def da nga war a ànd ak xel pour xale. parce que examen fii la ñu ko def ci bopp. boo àndul ak dal coow li am rek déjà moo ngi perturbé candidats yi man démb am nay candidats yu ma woo. jàngalekat yi nga xam ne ñoo yore candidats yooyu aussi dañuy perturbé wu bi ñu xam ndax danañ reprendre du ñu reprendre fan lañ toll. donc CUSEMS sax ñu ngi wax mbirum boycott maanaam banque seen yoxo ci évaluation yooyu. waaw xam nga yooyu moom bon c'est normal plan d'action bi la bokk communication la c'est normal parce que syndicat yi il faut aussi ñu wane seen détermination. boo demee si terrain bi je crois même que aujourd'hui enseignants yi individuellement pris ñoo gën a déterminer sax seen syndicat. parce que seen grève bi passé jotuñu sax moo door. dañu ñëw rek engagé évidemment guerre bi donc communication la pour montrer au gouvernement que ni fi ñu toll yaa am responsabilité bi. te war ngaa jooyanti mbir mi. te jooyanti bi warul laaj yeneen négociation comme aussi noonu la gouvernement bi defee communication ne leen ah yéen syndicats yi yéen a rompre le dialogue yéen a rompre le dialogue donc yooyu bokk na ci liy tax mbir mi mën naa am jafe-jafe. li am solo mooy wala ci ne nawet baa ngi ñëw déjà. fa laa doon jëm. waaw nawet bi moo ngi ñëw. suñu réseau scolaire aussi ñu jëm ci campagne. yow yaa ngi ñëw si nawet bi suñuy école préparé wul pour fonctionner ci nawet ñëpp xam nañu te ren waa météo ne nawet bi day gën a teel. day gën a métti yaa ngi nekk ci tension politique yi. tension politique boo ci tegee violence yi ñuy dégg de toute forme nga bëgg cee teg ay jàngalekat yu frustré parce que dañ leen tooñ te loolu bu amee élèves yi dañuy génn élèves yi nekk na ñoo xam ne doo leen maîtriser. boobaa véritablement jafe-jafe yëpp day tegu ci loolu moo tax fi ñu toll ñun Sénégal en tout cas li ma wax man suma équipe ko si def mooy ñun seede nañ li nga xam ne fekke nañ wax nañ li ñu gëm fi ñu toll li ma leen di laaj mooy na ngeen xalaat nan la ñu mën a def ba génn ci crise bi donc aujourd'hui réflexion bi foofu la war a jëm dañu bëgg a changer cap mooy seede nañ leer na gouvernement bi moo war a corriger fexe ba jàngalekat yëpp nekk ci borne yi maintenant qu'est-ce qu'il faut faire très urgemment parce que amuñu droit perdre benn jour de plus pour que ñu mën a génn ci crise bi xale yi mën a delluwaat ci l'école bi jàngi mën a def seen examen jàngalekat yi mën a ànd ak cawarte bi leen laaj loolu foofu lañ toll ñun ko si en terme de réflexion. ak taux de réussite bi également dama naan examen dina am du am mais est-ce que tamit lii du am njeexital ci taux de réussite bi nga xamante ni ay at a ngi nii ci Sénégal quand même ñu bëgg ko relever. suñu taux de réussite wax dëgg yàlla at yu weesu yëpp ñun xeeb nañ ndax boo jëlee fukk xale de manière générale boo def moyenne bi dana am ñeent yuy jàll donc autour de 40% ñeent ci fukk xam nga loolu dafa faible parce que àdduna dafa jàpp ni mbir boo ko defee ba mu ñor boo amee fukk xale lu mu néew war nga am juróom-ñett yi ñu jàll ñu mënuñu ko jege année Covid moo nekk exception donc taux de réussite mooy war na nekk une préoccupation pour ñun mais taux de réussite li koy indi ñëpp xam nañ ko ci Covid bi parce que Covid bi war nañu ni bu fekkee jàngalekat yi motivé wu nañ bu fekkee effectifu classe yi nombre yi fa nekk yem na bu fekkee environnement apprentissage bi ñooy na boobaa da nga mën a am ay amélioration des résultats ren nag ñun wax dëgg yàlla amoon nañ yaakaar sax ren sax mënoon na nekk une année d'exception en termes de taux de réussite pour ñun taux de réussite sax mënoon na gën a jógaat lu tax ñu yaakaaroon ko mooy gis nañ bi ñu jëlee engagement yi ba signé ko nan la jàngalekat yi remotivé woo motivation boobu bu ñu ko yàq remotivation jàngalekat boobu bu ñu ko yàq nañu fexee dugal leen seen borne puisque ñoom ñoo am seen expert waxtaan seen biir ba def ay propositions c'est pas des propositions de la partie syndicale nañ ko jëmmal et je pense aujourd'hui que autorités yi ñoom ils semblent être dans cette dynamique là donc tey si ngoon nekk na rencontre boo xam ne ñun am nañ ci yaakaar parce que jàpp nañ ni au lieu mu nekk ay yaa ko defuma ko téesante dafay nekk déglu jàngalekat yi ñu wane dysfonctionnement yi wane jafe-jafe yi ñoom gouvernement bi ñu nangu jafe-jafe yooyu jël décision ci saa si ñu dañ koy traité corriger ko def ay émission spéciale xale yi jàngi nit ñi amaat jàmm ñun ñu mën a nekk suñu liggéey yéen ngeen defar seen. mais lan moo ciy seen responsabilité ci lenteur mise en place comité de suivi bi. comité de suivi bi waroon nañ ko samp bu yàgg on attend l'arrêté bi nga xamante ne ministre fonction publique je pense moo ko war a génn daf mel ni boobu tamit déggoon ci syndicat yi ñu def la pression sur le gouvernement ngir comité boobu ñu mettre en place même yéen ñi nekk société civile bi. ah non ñun def nañ ci pression boo xam ne nag yow doo ko dégg
parce que comme je t'ai dit ñun li ëpp ci li ñuy liggéey. bu grève amutoon kenn du xam ni sax comité de suivi. voilà très bien mais pour ñun li nga xam ni moo doon suñu yaakaar ci négociation yi moo doon justement comité de suivi parce que gouvernement bi dañu waxoon lu leer dañ ne pour wan leen li ñuy wax dëgg la ñun jàpp nañ ne xëy na bu ñu eggee ci échéance bi mooy fin mai xëy na sax lépp du sotti lépp du réglé mais bu ñu ci eggee comité de suivi bi ku am loo xam da nga koy ñaxtu da nga ko fay sotti ñu mën ko fa corriger jooyantu ko mais malheureusement toog nañ ñaari weer balaa ñuy woote comité de suivi te ba léegi sax amul arrêté xëy na tey la ñuy doog a présenté arrêté bi donc pour ñun comité de suivi bi am na solo parce que dana mën a tax ñu jooyanti jafe-jafe yi am dina mën a tax ñu bañ di werante par presse interposée parce que syndicats yi bi ñu demee ba gis seen doolu ISOL dañu nekk ci presse bi def seen plan d'action gouvernement bi fan la tonton par la presse def point de presse COSYDEP bi mu jéemee lijjanti amul moom it par presse la wax donc par presse interposée alors que bu comité de suivi amoon xëy na suñu coow loolu yéen xëy na da ngeen jot rek conclusion yi mais danañ ko mën a coow ci biir comité de suivi saafara ko ci biir comité de suivi mais comité de suivi aussi beneen njariñ bi mooy ñun bëgguñu bu beneen échéance amee parce que accord bi plusieurs échéances la janvier dana amaat chaque veille chaque échéance mu nar a indi coow li loolu bëgguñu ko bu fekkee veille chaque échéance ñu war a defaat grève pour ñu respecter li nga xam ni grève moo tax moom accord boobaa dafay teexel moo war a ñu jàpp ni comité de suivi am na solo tey danañ woote pour certainement présenter arrêté bi comité de suivi c'est un point des accords donc point d'accord la bu ñu ko defee yàlla mën na def évidemment que ñun en tout cas danañ jouer pleinement suñu rôle. mais yokk gën yokkal yeneen agent de l'État est-ce que du gën a yokk ci xar mi kalaw comme on dit parce que gis nga ñu ne force de défense et de sécurité ñoom it am na lu leen mosal ak ñeneen corps yi ci nguur gi. ankay loolu dafa am solo parce que xam nga ñun dañu mës a gëm ni amul benn liggéeykat bu ëpp solo sa morom ñun ñëpp am solo parce que dañu nekk dans des postures différentes et complémentaires mënuloo jàngalekat lu mu am solo doone moo gën a am solo infirmier infirmier lu mu am solo doone moo gën a am solo policier bi donc ñooñu fonctionnaire d'ailleurs bi crise bi amee mooy Covid bi wane na ni fonctionnaire mooy ki nga xam ni tey war nañ ko revaloriser waat yëkkatiwaat ko gën ko jox gëdd parce que bi mu amee man suma ONG télétravail lañ def yéen def ngeen télétravail yu dul jeex mais ñett ñooñu mooy policier bi homme de tenue yi sécurité bi dañ la wax dem leen ci affronter Covid bi infirmier bi dañ na ko yow amuloo droit toog sa kër ñëwal jël ay risques enseignant bi dañ leen dajale na leen delluwaat ci classe yi jël ay risques donc ñooñu mënuñoo rëcc ñi nga xam ne dañuy liggéey pour ñëpp nekk ay fonctionnaires évidemment que remotiver leen xoolaat seen payoor dafay nekk loo xam ni xel mën na ko nangu parce que soo bëggee construire capital humain bu baax il faudrait évidemment que ñi koy def nga motiver leen joxaat leen gëdd bi leen war loolu mooy waral te loolu def naa gouvernement weddi yu ko ñàkk koo weddi li koy wane mooy bind na ko xaatim na ko moo doon engagement yi léegi nag li des mooy ñu jëfe engagement yi parce que bu ñu ko jëfee dina mën a recréer confiance parce que sama solo bu nekkee ñu da lay jiite que bu waxee nga nangu ko d'accord ko gëm ko voilà Cheikh Mbow yaa ngi doon wax sànq ci wàllum environnement ku nekk xam na ne école publique rawatina ci yenn gox-goxaan yi fii ci réew mi bokk na ci li ñu tumuranke mooy ay salle de classe gis nañ rek taw bi commencé am na ñoo xamante ne daf leen a tasaare ba maa ngi gis ci réseaux sociaux yi ñuy def ay quête ngir ñu mën a defaraat salle de classe yooyu est-ce que loolu war na fii Sénégal fi mu toll et puis yan jéego la ñuy def boobu ba léegi ngeen teg ci seen bët ci abri provisoire yi mën fee deñ xale yi mën a am ci mën a jàng ci jumtukaay yu gën a baax ñu bañatee gis ay ñetti nit wala ñeenti nit ci benn table banc ba nga xamante ne jàng bi dafay jafe ci xale yooyu. tant que ñoo ngi ci non respect des accords duñu dugg ci question à enjeu yooyu ngay wax. moo waral gouvernement bi war a respecter li mu waxtaan ak jàngalekat yi ñu teg de côté ces questions d'ordre matériel. mën a jublu nag sur ces questions ak enjeu. wax nga ko bu ñuy wax l'école du seulement craie bi ak jàngalekat bi ak tableau bi dafa am environnement. école yi nga xam ni dañoo am problème mu gànnuwaay. école yi nga xam dañoo am gànnuwaay boo jëlee ñeenti école ñett yi am nañ problème gànnuwaay école yi nga xam dañoo am problème mu ndox te ñëpp wan nañu ni muy Covid bi muy choléra muy lépp lu ñëw bu nekkee ci cet la war a jaar pour mën a faj donc école yi nga xam ni dañoo am problème mu clôture sécurité violence yi ngay dégg loolu yëpp fañ des école yi nga xam ne day nekk abri provisoire ñun amuñu problème ak abri provisoire problème bi ñu am mooy li ñu tuddee provisoire moo provisoire nekkatul ndax école bu nekk provisoire pendant 10 ans xam nga ça pose problème li ñu bëggoon mooy ñu ne lii mooy durée de vie de provisoire ñu ne provisoire mooy ñaari at wala ñaari at école bu ko def war nga mën a planifier ce budget pour remplacer ko mu bañ a nekk leneen bu ko defee dana am ay abri provisoire mais benn du ci durée 2 ans 3 ans donc loolu mooy li nga xam ne mooy suñu gis-gis mbir bi donc question environnement des apprentis dafa am solo parce que lu tax mu am solo mooy te da nga am xale yu bëri yoo xam ne dañ leen bedd nekkuñu si suñu l'école yi nekkuñu si daara nekkuñu si atelier 1,5 million loolu injustice la parce que yow ak ban bu ñu jàngee ñeneen ñoo cotiser pour ñu mën a jàng
il faut ñu jël conscience de ça donc tey war nañu am benn dispositif bu ñu yóbbu ci loolu beneen mooy da nga am jàngalekat yu manqué moo tax su may dégg ñu naan jàngalekat dañu bëri dama naan mais ñii moi je comprends bien bu nekkee da nga am ay classes yu pléthoriques fees dell benn enseignant 100 mooy jàngalekat yi manqué na boo amee ay classes double flux classe spéciale mooy jàngalekat yi manqué na hein donc fi mu toll nii war nañoo liggéeyaat ba ñun suñu étude bi ñu def wane ne am nañ soxlawu 45 000 enseignants pour que ñu mën a combler gap bi mën a delluwaat ci normes yi parce que boo bëggee def résultat dafa am ay normes tey jii yéen TFM bu bëggee am ay émissions yu baax dafa am un minimum bu mu war a am ci caméra ci lii ci lii ci la donc dafa am ay normes yi nga xam ne ay standards yoo xam ne dañu ko respecter donc sur ce plan là nous pensons évidemment que jot na ñu waxtaan ci nan la ñuy fexe ba duñu ba xale yëpp ñu mën leen dugal ci l'école bi bañ ci beddi kenn jot na ñu waxtaan ci nan la ñu mën a fexe ba offre éducative yëpp ñu jox leen fëlla ak gëdd bi mu war muy daara ji muy suñu école classique yi offre éducative yëpp jot na ñu waxtaan si suñu curriculum li ñuy jàngal xale yi fan la war a jëm parce que li fi nekk yàgg na fi te war nañ ko joyanti jot nañu dugg ci loolu jot na ñu waxtaan ci financement bi ñu dugal ci éducation te mu mel ni lu bëri te impacté wul directement ci classe bi ak élève bi ñu waxtaanee ko jot na ñu régler yenn questions à grand enjeu et malheureusement jamais duñ ko def tant que ñoo ngi sur ces questions d'ordre matériel donc nous appelons le gouvernement tey ci ngoon et je crois qu'ils vont le faire à reconnaître que am na erreur bu leen neexee ñu justifier ko bu leen neexee jaru ko mais ñu nekk ci dispositif yu traité ko corriger ko bu ko defee xelu jàngalkat yi dalaat xelu parents yi dalaat xelu élèves yi dalaat ñu delluwaat ci l'école bi mën a jàngi bu ñuy werante wala ngeen may invité ba suba ci waxtaan ci nan la ñuy def ba école bi gën a performante nan la ñuy def ba école bi mën a am ay classes normales ba répondre aux normes. Chérif, dernière question. oui bon parce que def na ci wàllu violence parce que gisoon na ne yéen waa COSYDEP defoon ngeen ci benn étude c'est vrai que de produire des études comme ça ci violence en milieu scolaire mais est-ce que dina am suivi ngir ñu xool cause yooyu naka lañ def ba fitna wàññeeku ci daara yi. waaw bon xam nga violence bi ndax dana am suivi étude bi ñu def xam nga ku nekk da nga am responsabilité parce que li ma gën a neex ci vocabulaire éducation mooy système dañ cee am ay rôles différents ñun en tant que organisation de la société civile gis nañ ni violence bi am ci askan wi daanu na bu baax ci biir l'école bi et donc def nañ ci gëstu pour mën nga comprendre phénomène bi def ay propositions suñu proposition jébbal nañ ko kilifa yi ñoom ñoo ko war a jébbal ñun am nañ ci part de responsabilité on a mis en place lu ñu tuddee des lycées modèle de la citoyenneté et du civisme et lycée yi nga xam ni mais amuñu doole wu wër Sénégal bi jëmal ko fa donc nguur gi moom moo ko war a jëmal jàpp naa ni bokk na seen préoccupation. am na réponse ministère de l'éducation. ah bien sûr am nañu réponse parce que je me rappelle même bi ñuy def bi yoon seen séminaire de rentrée ñun la ñu invité ñun notre personne là pour ñu def communication introductive sur la question donc ça veut dire que nangu nañ ni sur la question des violences am nañ ci benn base boo xam ne mën nañ ci jafandu pour corriger maintenant nag li des mooy bon Sénégal xam nga dañoo nekk dëkk événementiel bu violence amee ñëpp yuuxu coowandoo muy yéen sax après ñëpp bu xawee sedd tuuti ñu fàtte ci leen parce que loolu aussi dafa nekk lu ñu war a fekk am na lu xewoon ca département bu région bu Fatick mooy xale yi fi nga xamante ni ñi ngi doon dóorante ba kenn ki sax yóbbu woon nañ ko fële moo nga xamante ni kan moo ci kaso ba on reçoit benn lettre boo xamante ne président association parents d'élèves muy Abdoulaye Fane moo ko jébbaloon ministre fonction publique il y a 1 mois mooy li doon wax ci mise en place comité de suivi bi apparemment boobu ba léegi ça fait plus d'1 mois amul réponse muy wane ni kon am na jéego yoo xamante ni war nañ koo def ngir apaisement am quand même ci système bi. waaw ça vraiment c'est important système bi parce que amul lenn lu ñu mën a tabax ci fitna première condition mooy apaisement dal li koy waral moom mooy dëgg ñuy waxante dëgg di jëfante dëgg ensuite li muy jur mooy confiance dañuy wóolante maag yow sax bu ñu leblantee 50 000 wóolante moo mën a tax nga mën na ko jox am déet bu wóolante amee nag li des nag ñu mën a doxal donc jàpp nañ ni base bi moom mooy loolu et sur ce plan là bon ñun dañu nekk nag ñoo xam dañuy am toujours yaakaar ñun jàpp nañ ni tey daal ci ngoon bu gouvernement bi ak syndicat yi dajee syndicat yi lépp loo xam ni gis nañ ko ci dysfonctionnement qui semble être général danañ ko teg ci table bi gouvernement bi parce que kilifa day oyof dina am humilité nangu ne fii kat ñun ñoo joxe woon tableau bi donc quelle que soit l'explication danañ ko jéem a corriger buñ ko corriger wax dañuy def seen émission spéciale bu ko defee jàmm ni ñooy ñu mën a weesu coow loolu mën na nag dugg ci yeneen question j'aime bien daata li mu wax des questions à enjeu yoo xam ni dañoo yàkkamte ñu dugg ci
véritablement et donc loolu daal dañ mooy nekk li nga xam ne mooy suñu ñaan pour merci beaucoup Cheikh Mbow on l'espère tous jërëjëf Cheikh Mbow ci wuyu si bi di fàttali ne yow yaa jiite COSYDEP di mbootaay bi nga xam ne dafay def kéem kàttanam ngir fexe ba éducation bi ci public bi gën a baax merci beaucoup Cheikh Mbow bonne journée jërëjëf léegi dañuy jàll ci beneen ponk muy journal L'Observateur ak journal Record li ñu xëyee tey